salaamaaleykum wa salaam. waaw président ngi nii de. président day jàntale. président day jàntale. barke sëñ Bamba. président day jàntale ñi nga àndal jàntale. région bu Louga asalaamaaleykum mbokki Sénégal ndax bu ma nee mbokki Sénégal région yëpp sont représentés ñëw nañu di nuyu le président Insa Dieye ak le président Dieye mi nga xam ne moom moo initié mouvement bi nga xam ne si tey moom la ñuy def lancement bi fii au niveau de Louga di leen nuyu di jéggulu rek aussi ci xat-xatu jamono ndax lu tax ma ciy jéggulu ay nit bu ñu jógee fu ne ñëw fekk si la mënoo am jot koo mën a toog ak ñoom saafoonteeg ñoom waxanteeg ñoom loolu dama leen koy jéggulu ku ma xam ku ne xam na ne ku mën a tertu nit laa ku mën a yëkkati nit laa mais nag tey moom dafa nekkoon bis bi exceptionnel boo xam ne si wax dëgg yàlla fekk nañu ciy xat-xat moo tax mënuma gis ñépp fekk si leen fii mais na leen wóor yàlla ne organisation professionnelle yi nekk ci région bi yépp ku ci nekk gis naa la ku ci nekk gis naa sa taxawaay mooy bis bii tey lii bis bi réussir te bis bi réussir na jox ngeen ko li ngeen ko war a jox sama xol nag dafa tooy xam nga lu tax sama xol tooy waa Njaañ cadeau bii nga xam ne moom la ñu defar jox ma ko muy sama yaakaar non il faut ma wax ko ndax kii bi sëriñ Mbàkke Soxna Lo génne àdduna nelaw man moo doon sama sëriñ mais jëmm jii ñu joxe fii ci moom laa jokkuwaat ndax lu tax ma jokkuwaat ci moom dañ koo jox ndigal ne ko képp ku jébbulu ci yow mel na ne waa kër Serigne Touba jébbulu nañ ci yow di waajur ci manit di koo xam ne si ku ko jege woon laa mu génn àdduna tey ñu yëkkati cadeau bii jox ma ko ñu jox ko Issa Dieye tey daf ma marqué tey gis nga moo tax mouvement bi barke Serigne Bamba mi ma yaakaar waaw barke Baye Dogo Fall ñi nga xam ne si moom la ñu indi barke borom Touba mouvement bi ca kaw ca kanam rek la jëm barke Sëñ Touba kenn mënuñoo atteindre suñu objectif barke Sëñ Touba waaw li may wax nag du dañ waxantuwuma waaw li ma wax lu leer naññ la président Insa ñu ngi lay sant bu baax ak délégation bi nga àndal su ma la tuddee rek tudd naa délégation bépp mouvement bii nag lu tax ñu initier ko Sénégal gépp ñi ngi dajaloo éleveurs yaa ngi dajaloo agriculteurs yaa ngi dajaloo pêcheurs yaa ngi dajaloo kenn ku ne yaa ngi dajaloo di wone sa bopp ñun kenn ëpp ñu fi mbooloo ci Sénégal kër goo dem boroom kër ga jaboote na ouvrier waroon am doom joo xam ne ouvrier la ñun lu tax ñuy topp ci gannaaw nit ñi rek ca bañ a am taxawaay bu mat sëkk ci instance de décision yi nga xam ne si ñi ngi fay joxe ay kàddu ñu mën fa nekk koo xam ne si danañ ci fa représenter suñu bopp loolu bokk na ci li nga xam ne si moo tax ñu taxawal mouvement bi parce que jox nit koo xam ne si xamul lu mu la war a waxal ak lu mu la war a defal kooku amul njariñ te gis nañ président de la République volonté bi nga xam ne si moom la am ci secteur de l'artisanat secteur bi am na fu mu ko teg comme am na fu mu ko teg ñun nag nañu am fulla ak fayda ju day ne dajaloo nekk benn ku war a jiitu ñu jiital la ku ci war a topp ñu toppatal ci waaw loolu laa bëgg ñu def ko en tout cas maa ngi leen di lancer fii solennellement que képp koo xam ne taxaw nga pour jëmale secteur bi kanam incha allah boo gëstoo da nga ñu gis boo ma gisulee da nga gis Insa Dieye mi ndax Insa Dieye sama rakk la xale bu setti loxo la xale la boo xam ne si ku ñam yaakaar la ndax bi mu ñëwee léegi
am na révolution boo xam ne indi na ko ci secteur de l'artisanat mooy tey su ngeen gisee lu mel nii am depuis presque 50 ans biñ créé chambre yeeg léegi kenn mës a taxaw ne yaa ngi créé mouvement bu mel nii mu ànd koog jéey ñu taxaw ne tey jii lii nañ ko def donc ñun du ñu def lu dul rafetlu ko en tout cas maa ngi koy remercier ci turu artisan région bu Louga di sant waa région bi yépp maa ngi leen di sant bu baax vraiment joxuma kenn paas waxuma kenn danaa la jox paas wala danaa la déplacer pour nga ñëw nit ñi ñoo am volonté ñoo am cofeel ñoo am bëgg-bëgg ñoo am taxawaay bu mat sëkk pour taxaw àndal rek ñun ñu relever le défi parce que nag dafa jot gi mooy ñun nañu fexe ba li ñu moom ñu jëlal ko suñu bopp fu ñu war a waxee ñu waxal fa suñu bopp kenn bañ ñoo waxal kenn bañ a wax à notre place vraiment kàddu bi gudd na maa ngi sant ñëpp kenn ku ci nekk gis naa la kenn ku ni gis naa la fu fi waay jógee gis naa la seen taxawaay rafet na seen jàpp rafet na en tout cas maa ngi leen di sant bu baax di leen gërëm di ñaan yàlla aussi lii nga xam ne ñi ngi ko fi def parce que sëñ Touba xam naa ne ci kaw ca kanam rek waaw ca kaw ca kanam rek waaw dafa am lu ko mandargaal man xam naa li ko mandargaal moo tax ma xam ne incha allah dana baax maa ngi sant sama rakk yi nga xam ne ñoom ñi ngi ci fii aussi nga xam ne si ak sama mag vraiment maa ngi leen di sant ndax heure bu ma jógee rek ñi ngi taxaw ci sama wet ak samay jigéen ñi nga xam ne aussi ñi ngi fi vraiment maa ngi sant ñëpp wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatu. président Xaali ñu wëggoon bala ngaa départ fii nga taxaw GIE takku liggéey fekk la fi am nañu surprise sa diggante ak ñoom ndax baatu bor bi nga leen wax dafa rëy luye ay chaise yomb na waaye luye ay nit kenn mus ko def ku fi ñëw rek sa bopp lay indi ak sa sago ak bëgg sa réew GIE bi bismillah Adja Khoudia Cissé maa demee Fatma Dieye kii mooy doomi Bël kii mooy doomi Coxna kii mooy doomi Louga bu ma xëy taag Samba Xëri xëy ta Modou Soxna gi mi ci géej gi Samba Xëri Dieng Matar xewe Sarr saabu ñu xewe Sarr njugo maram sëy ajo taw Fall Gueye la sa yaay tudd borom taar baak jon jaak ngorga Amar Fall Bey sa maama nga Bël masiri si jëy fàttin pere damel la sukaawe damel maa ñaay kooku bu génnee taxaw jiite nag GIE takku liggéey kenn du ni lu tax xuja ko de Fatiloo Birane Fatiloo Modou Soxna gi mi ci géej gi Samba Xëri Dieng Matar xewe Sarr saabu ñu xewe Sarr njugo maram sëy ay Birane dekk ni baal ni bëri jàmm maa demee Fatma Dieye wàll yi loolu ma may maa ko moom Cissé léegi nag danoo am benn cadeau Ajatou Khoudia Cissé moo ko téye ci loxoom danoo wax ni ñoom danoo bég ci kii ñuy bëgg a décorer ngir taxawaay bu mu leen taxaw ak nangoo liggéey gu mu nangoo liggéey ba noppi di leen jañse ci ñu nangoo liggéey organiser wu ba noppi nag mu yaatal leen ba kenn ko nekk sa bopp nee na lii ñu leen jox teraanga la boo xëy da lay jéem a fay waaye mënuñu ko fay bismillah nee na mënuñu laa fay nee na lu ma mën naa ko wax bu dee woon nag guddi gi dégg nga nee na nga jox ko mu teppi ko boppam wala ngeen daaji ko rek cadeau yi lu ko dañ koy wane fàng lay doon di ko doon takk mais nag leneen lu leen daj na ko ci takkam boobu ngeen de leen affaire bi da leen a bett yéen ñii dafa mel ni yéen ñun ku yàgg naa la ko wax ana Issa Dieye la surprise est là de Soumana mooy le coordinateur national ah la ilaha illallah waa ñii ñana tuy bàyyi dogo waar ba tey kii nag bàyyi dogo alaaji xaali ak bàyyi Abdou War bàyyam la ilaha illallah waaye xale yi ku leen di wane ko ci gannaaw ñu gis ko xaali waar dogo waar maamam Abdou War bàyyam alaaji mu dafa mel ni li mu tekki mooy waaw président xaali waar mii ah xottiwul benn war ma ci Louga déedéet président xaali waar sànkul ngorom yàqul mbokk ci Louga lorewul xastewul jikko ju rafet rek la dajale
ngi lay ci yëpp jàpp na yàlla yàlla suñu borom fayal. kon dégg ngeen loolu moom maa takku liggéey ñu décoré nag xaaliwaar ëllëg alaaji xaaliwaar ci digg bi di seen coordonnateur régional foofu alaaji Abdoulaye bàyyam bu maandu bu gore ba te jëlee lépp jox ko sëñ Mourou Moussa Mbacké bam ci ndam ak kan nag alaaji dogowaar maam ju baax gi nga xam ne comme sa tiit guddi këram ngay jëm kon nag ñu ko yëkkati sa kaw ñëpp gis ko Amadou la wax li may wax ci mouvement bi ak association bi nga xam ne lu yàgg la lu yàgg la lii ba ñu ko dalee def yàgg na tey lañu ko feeñal nag ci kanamu askan wi nag ci kanamu population bi Khoudia Cissé léegi nag Khoudia Cissé ci boppam nee na ci turu GIE bi non lu mu def ci turu GIE bi ci turu GIE bi di ay magam ak rakkam yi ko doyloo jiital ko mi ngi yëkkati benn cadeau mu mag boo xam ne xaaliwaar directement nag lañ koy jox nee na yaa ko moom nag jox ko bii nag boo dee ba kër gi nga wut ciseau dagg ruban bi seet ko xool ci biir xaali nee na merci beaucoup kontaan na nee teraanga bii ngeen ko defal takku gi ngeen takkoo tudde seen bopp takku liggéey sama xol dafa sedd waaw lu tax sama xol sedd tey dama ne bis bu particulier la ci man dëgg la Njaañ li mu def ah wëlbatiku waa Louga def ko GIE takku liggéey def ko sama xol tooy na xëpp tey barke sëñ Touba taxawaay la nag yàlla danañu kàttan la danañu dimbali waaw loolu amul Issa xanaa sa xel daal na mandarga ngeen joxe ci bés bi rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli mbokki jullit yi ñëw leen di nuyu di leen ziar di jël sunu nuyoo ak sunu ziar di ko jox président xaaliwaar mu joxal na ko président Dieye ñaari Dieye yëpp di leen xamal ne ñëw nañ jóge Daaru Musti dëgg la yitte yi bari na soxla yi bari na mais xaali moo nu ji loo xam ne nii fu mu nu woor dana ñëw wuy si ko ndax wax dëgg yàlla moo ko def ci artisan yi parce que artisan da koo ñor mu bëgg ko bëgg leenu ko lépp loo xam ne artisan mi koy soxla su ñëwee Louga day yomb ci ñun te tërul nu ko ñun dong daf ko beral waa région bi yëpp kon loolu du loo xam ne dañ ko koy éventel lu mu liggéey la comme ñëpp ko wax rek dañuy jaar fi ñëpp jaar rek bu doon ku ñuy raayal gannaaw am na ñoo xam ne duñ raayal genn gannaaw mais nag yii moo ko def faaw ñu waxal ko kon ñoo ko ci sant Dieye ñoo ngi lay seeral loolu président Issa Dieye ñoo ngi lay seeral loolu Mamadou Dieye ñoo ngi lay seeral ne président xaaliwaar lii nu koy waxal da koo jëf du lenn loo xam ne dañ ko koy waxal pour hasard loolu ñoom ci sant bu baax beneen wàll biir mooy maa ngi présenté waa Darou Mousty yëpp ñu ngi nii toog wax dëgg yàlla bi ñu yëgee lii ba léegi kenn ko nekk da nga bàyyi say soxla ne day ñëw ci ndaje mi fii wax dëgg yàlla loolu kon ñu ngi ci sant waa Darou Mousty yëpp di ci sant artisan yi di am leneen tuuti rek lu ci doon dolli muy wàllu coordonnateur des départements yi ñu bëgg loon leen a présenter coordonnateur yi département Linguère soxna Aram Koundoul lañ présenté foofu mu nekkal fa mouvement force ouvrière département de Louga Mouhamed Thiam lañ fi présenté mu nekk fi coordonnateur de département de Louga département Kébémer Abdoulahad Ndiaye lañ def foofu muy coordonnateur département de Kébémer région de Louga président Khalid Bengouar lañ def coordonnateur mi ñaan yàlla nag mi nga xam ne dara tawu ko yàlla nu jàppal suñu mouvement bii yàlla mi nga xam ne mooy fale mooy yëkkatee ñoo ngi ñaan yàlla mu falal nu suñu mouvement bii ak ñi ko jiite yàlla mën na ko yàlla na koy defal jaay Seydina Mohamed jërë ngeen jëf yéen ñëpp góor ak jigéen mag ak ndaw maa ngi nuyu bépp artisan boo xam ne bépp ouvrier boo xam ne bii tey ñëw na toog fii maa ngi nuyu yéen ñëpp bàyyiwuma kenn maa ngi nuyu président chambre des métiers de la région de Louga monsieur Khalid Bengouar maa ngi ko nuyu bu baax di rafetlu initiative bi waa ENEFO jël def lancement bi fii ci Louga pare na ko vraiment kontaan nañu bu baax a baax a baax parce que Khalid vraiment jar na ko Khalid nit la koo xam ne bii
nit ku disponible nit la boo xam ne ci boo ko soxlaa yomb na pour nga gis ko boo waxee moom loolu soxla ci moom fekkee ma nga fa doo ko fa bàyyi. ñu ngi leen di nuyu kenn ku ne ci turam ak santam. jërëjëf ña déglu leen ko. di nuyu président Khaliwar ñu ngi lay nuyu. di nuyu collaborateur am yëpp. di am mbégte ci dalal bi ngeen dalal MFO mouvement force ouvrière. man nag dafa mel ni sama wóllëre sama xarit sama papa Alaaji Modou Mbaye lin ma santoon da nga ko def ba pare. jërëjëf ñeen. parce que man lin ma santoon mooy ma présenter délégation bi dafa mel ni en quintessence présenté na délégation bi dama ciy jaaraat rek mu gën a gaaw comme mi ngi bëgg a guddi te comme kilifa gi dafa jëm ba Ndar ñu bañ fi yàgg bëgg nañ fi toog nag ak yéen parce que Louga kat dañ ko sasoon mais defe naa président Khaliwar am na lu mu wax bis bi réussir na macha allah. waaye du ngeen tàccu leen waaye ci la bokk di ci am na ay mandarga yu wër ni mouvement force ouvrière ci kanam rek la jëm parce que gis nañ générosité waa Louga gis nañ reconnaissance waa Louga gis nañ kóllëre gu dox ci Khaliwar ak waa Louga te wane ngeen ko gis nañ aussi fonk kilifa di président Khaliwar fonk ay kilifaam defe naa loolu moo tax mu am li mu am kon ñu ngi nuyu waa Louga yëpp ouvrier yi fi toog yëpp artisan yi fi toog yëpp délégation bi président Insa Dieye moo ko jiite di coordonnateur force ouvrière ki ci topp di administrateur bi Mamadou Dieye mooy l'initiateur ñu ànd ak doyen Amdi Moustapha Thiam di président commission des sages ñu ànd ak président Ibra Gueye di trésorier général ñu ànd ak Pape Moussa Niang nekk commission communication Pape Moussa Niang laa wax de waxuma Moussa Niang man maay secrétaire général bi sama turandoo la ñu ànd ak Adja Fat Diossi Bey di bàjjenu artisan yi di présidente des femmes régionales ñu ànd ak Babacar Ngom chargé des élections ñu ànd ak aussi doyen Mor Niang nekk président commission religieuse ñu ànd ak sunu mbokk Alaaji Omar Seck mu war ñu dalal ba Ndar nekk commission organisation ñu ànd ak aussi président Abdou Sam mu nekk membre des commissions ñooñu ñooy délégation bi Ahmed Thiam dañ ko fekk si mooy président jeunesse Ahmed ñu ngi lay nuyu dégg nañ ci yow dégg nañ seede yi mais ndaw noonu rek la ku bëgg am woy da ngay liggéey te dafa mel ni ci sa biir dëkk am nga fi woy yàlla na yàlla teg la loxo kon nag man foofu rek laa yéen yeneen présentation pour bañ a guddal xam naa ni kilifa yi dinañ ci yegg si ñu ngi leen di gërëm di leen sant. asalaamaaleykum wa rahmatullah taala wa barakatu. waa Louga maa ngi leen di nuyu ma bëgg ngeen tàcc seen bopp ndax ñu mën bës ngeen. man de tey dama kontaan waaye sama contentement mi ngi jëm ci le président des artisans de Louga muy suñu papa Khaliwar ndax li tax li mu def dafa jafe soo nekkee ci dëkk ñu wóolu la nga yor sa puso di ñaw di dajale ba foo woote artisan yëpp ak waa Louga yëpp ñëw wuy si la loolu du lu yomb ma bëgg ngeen tàcc ko moom bu baax a baax président ñi ngi lay remercier di wax ne ñun suñu xel dal na suñu xel dal na président Insa Dieye di coordinateur national bu MFO
ci turam laay wax ndax moo ma def porte-parole ñi ko di ko sant ci loolu di ko gërëm di la wax ne président Issa réccuwuñu diñ la defee coordinateur parce que yaa ngi bay sa waar te MFO loolu la soxla may jël sama nuyoo di ko teg sa loxo nga teg ko ci délégation bi yépp ndax ku lim juum mais su ma jógee ci loolu it il faut ma nuyu initiateur bi muy Mamadou Dieye nii pour respecter protocole bi aussi il faut que ñu nuyu le secrétaire général muy le monsieur le maire Moussa Niang di jëlaat sama nuyoo di ko teg ci le président Amdi mu tegal ma ko ci charge yi fi nekk yëpp di jël aussi tamit sama nuyoo vraiment di ko teg ci loxo sunu bàjjan la présidente Diosi Bey mu tegal ma ko ci jigéen ñu ñaawul yi nekk fi yépp ci MFO dama kontaan man nag damay présenté wu man maay Ibra Gueye di porte parole bi di adjoint maire commune bu Pikine Est di artisan kon loolu day wundu ci délégation bi déjà am nañ ci ñaari maire lan moo indi loolu te ñuy ay artisan mooy gëm suñu bopp kon dama bëgg artisan yi nañu gëm suñu bopp te xam ne mouvement force ouvrière moo ñuy yóbbu fi ñu bëgg a dem ci Sénégal loolu dama bëgg artisan bu nekk mu def ko ci boppam jotali ko njabootam bu ëlbatikoo jotali ko ay clientam ñu wër Sénégal daj ko téye ko ci sunu loxo ndax artisan bu nekk am nga njaboot waaye it fa nga nekk di liggéey say client ñi ngi la fay fekk nekk say xarit kon ñun li ñuy def amuñu ci problème parce que yàlla dimbali nañu am nañu base politique ñun duñ ko wuti c'est très important parce que mi ngi ci ñun ñoo ko téye ñun ñoo daan fal léegi ñoo lànk dañoo falatul kenn suñu bopp la ñuy fal na ñëpp tàcc loolu waay est-ce que jaadu na ñu toog ba 2021 depuis indépendance assemblée nationale amuñu artisan bu ñuy taxawal foofu est-ce que loolu jaadu na dañ koy dem wuti te buñ ko wutee am ko di teg suñuy projet de loi di ko proposer ñu koy voter assemblée ba nga xamante ne nii xeeb di ñuy xeeb ak doyadal di ñuy doyadal mu jeex ci Sénégal parce que fii ku fi sol yére ñun la ku fi sa oto paan ñoo ko dépanné ku sol dàll bu rafet ñun la ku fi dëkk kër gu rafet ñun la ñun nag danoo mën ba pare mën a muñ loolu yombul mën a muñ ñun ñooy Sénégal kon encore une fois maa ngi remercier délégation bi ween tamit waa Louga ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ñuy wax ne nag li ñu gis Louga dal na suñu xel li ma bëgg a wax yépp nag mënuma ko wax ndax am na yeneen orateur te bëgguma monopoliser parole bi mais xam nga porte parole dafa yombul dañuy jéem waaye li ma leen di wax daal mooy force ouvrière judd na ci Louga tey day dem ci kanam ndax président wane na yoon wi te sunu xel dal na ci moom ñuy wax ne ñi ngi lay sant di la gërëm di sant le coordinateur national Issa Dieye di wax ne fi nga xamante ni moom laay tëjee samay kàddu mooy lii bu ñu fi jógee waa Louga na ngeen ko fullaal fay daal ko ndaxte oto boo xamante ni dañu koy dawal li ci am solo mooy du ki kay dawal ki kay dawal na mën a dawal rek mais li ci am solo mooy ñu yegg fa ñu jëm la may wax foofu mooy na lépp ñu wóolante teg lépp ci yoon ñu jiital ñépp topp seen ginnaaw liggéey MFO jëm ci kanam damay wax vive MFO vive la force ouvrière juddu na ci Louga yàlla nañu yàlla jàppale dimbali ñu defal ñu ay xewal
ba liñ ci njort bëgg ko ci suñu borom defal ñu ko te musal ñu ci saytaane musal ñu ci yàqkat musal ñu ci pexey noonu maa ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp jërë ngeen jëf. accueil bi gis nañu ko daj nañu ko Louga vous avez relevé le palme de la mobilisation loolu il faut le dire te dañ leen koy wax dama ni quand je vois la Linguère ma gis Kébémer mais dama ni Mohamed vraiment dinaa la wax au nom des sages du mouvement des forces ouvrières que vous avez relevé le défi de la mobilisation parce que la ñu gis mooy lan mooy qualité Aram Koundoul la Linguère vous avez réussi le pari de ton département dama ni honneur à toi ñun lan la ñu gëm nous sommes des femmes et des hommes qui travaillent li ñu gëm ñun biir li ñu gëm ñun biti mooy lii artisan day lamb daj mos te gis nañu ko xool nañu ko gis nañu ko lamb nañ ko daj nañu ko Xaali Waar vous avez relevé le défi de la mobilisation cela il faut le dire et il faut le répéter dama ni man vraiment je suis content Aram yàgg na ñuy déggante dans les panels mais tey jii tu m'as montré que tu es une bataille tu m'as montré que artisan pur c'est cela que nous voulons et c'est ce rassemblement que nous voulons honneur à toi président Insa Gueye du président de l'Union nationale des chambres de métiers je crois que sa homologue recevoir na la avec des dignitaires mobilisation rek yomb na mais mobilisation de qualité lañ nga recevoir dama ni man je suis fier ñun nag ñun Amdi Moustapha Thiam la ñu tudd di bala man c'est pur nekk sa mbaar di artisan pur lan la ñu gëm mooy le M6 wax na ko sànq dama ni yow tu as droit à beaucoup de félicitations wax nga ko mu jëm ci Moussa Niang nga ni daje ngeen bu dul benn du ñaareel Kaaba ga ma lay xamal ni nii ñu déggee sa galinu kàddu da nga koy jottali avec une grande générosité jottali woo rek mais da nga koo jottali ba pare ñuy sentir en nous que ce que tu dis da nga koo jëlee au fond de toi-même dama ni tu as des amis Xaali Waar Mbaye tu es le président de la chambre de métier de Louga chambre de métier de Louga taalaaka jiite nga jël ko ci loxoom ba nga ko yore léegi à chaque 6 ans les artisans de Louga te reconduisent dans ton poste c'est parce que da nga ko liggéey ak ñoom ñoom kenn moomuñu alors pour terminer rek may wax rek lenn mooy Ibrahima Diop bu Kébémer je crois que normalement war na fee nekk Abdoulahad Ndiaye normalement war na fee nekk Abou Sawe ñëpp pour vous dire simplement que man je m'identifie à Louga et vraiment xale bële Aram Koundoul non vraiment je suis content lii la ñu soxla ñun soxla wu ñu ay wax kese lan la ñu soxla mooy un engagement fort et Xaali Waar GIE bële taxaw jox la ay cadeaux ce sont pas des cadeaux tape à l'œil mais ce sont des cadeaux que tu mérites honneur à vous yéen ñi nga xamee ni teral ngeen seedeel ngeen man Ndakaaru laa dëkk ñii dëkk Tamba ñii dëkk Saint-Louis ñii dëkk Thiès ñii dëkk Kédougou ñu ñëw ci seen belle région bi daal di gis ni vous êtes des braves femmes ñu ngi naa kële mi ngi naa ma Saint-Louis ñu noo dàq teral nit waaye man de dinaa bàyyi ba gis ko lii ma gis lu ko fii lu saf sàpp la di jeexal rek si lenn mooy le mouvement des forces ouvrières sunu camarade Ibra Gueye wax na ko ñëwul pour bousculer kenn mais dafa ñëw pour jël li mu moom mooy lan mooy notre représentativité le respect et la considération que nous doit l'État aux hommes et aux femmes de métier c'est cela l'esprit même du mouvement des forces ouvrières ngeen am un grand défi Mamadou Dieye ki ko jëkk wax na ko guddi nga géej xalaat ko depuis 2016 wax seeg sa nawle booba nekkagul président chambre de métier
mun la xaar nga xaar pendant 5 ans 6 ans waxaat ko mu ne jot na nañ ko yëkkati nga yëkkati ko dama ni cri de cœur bi nga xam ni kii moom la wax man am ni Moustapha Tam laa tudd kon su xaale waar ne ma nga bokk Daaru Xudoos ba mu yëkkatee kàddoom dama ni kenn mënatul téye kii kooku bëggoon a jeex na xaali je te confirme que lii nga wax lu wér la parce que dégg naa la na ma la war a déggee te dama ni Daaru Xudoos kenn du soo doogu rek muy dem ginnaaw allahumma salli ala sayyidina Muhammad. asalaamaaleykum sama dëkk ndax man Louga laa dëkk. nga ni man maamu tey sama maam. xaw bon man fii laa dëkk. laay ki mooy mbokkum laay si la yéen a bokk mel ni maam. maa ngi nuyu waa Louga ak di nuyu waa Ngig ak di nuyu waa Kébémer waa Ngig ñi sant Bey foofu laa bokk. tàccu leen loolu waay. ah sant mu tëgg noonu de marché baa ngi nii. di nuyu waa Ndiaye ak di nuyu waa Kébémer Fatou Kébé xam nga fu mu toogee wante maa ngi koy nuyu bu baax a baax a baax a baax. maa ngi nuyu Aram Koundel ak di nuyu Astel Wañ di nuyu waa GIE yi nga xam ne ñoo fi joxe cadeau bu rafet bii que balaa may nuyu ñi nga xam ne ñoo nu dalal tey ñu nekk président Khaliwa te damay nuyu jigéen ñi ba pare bon président Khaliwa jërëjëf taxaw bi nga taxaw jigéen ñi gis nañ ko bon yow bokkuma que président à vie nga ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp te du nuyu nag sunu président ak coordinateur que muy Issa Dieye ndax président que ban ko nommé ba tey la organisation professionnelle yi nekk ci Sénégal que ñuy njëkk lan mooy union chambre des métiers mu boole ñu ci liggéey bi que bon kooku ñun dañ ko war a sargal bu nu wooyee ci politique dañ ko ci wuyu. macha allah Ameth Thiam ñu ngi lay nuyu bu baax du nuyu ak délégation bi nga xam ne moom nañ àndal yëpp ah bu may nekk di lim sax dañuy guddi parce que du ma war a waxal tey jigéen ñi dafa bari di wax yéen jigéen ñi que ñun ñoo jur artisan yi ñun suñu jëkkër yi ñooy artisan yi que suñu frères yi ñooy artisan yi ñoo fi doon nekk ku di fal léegi nag ñun ñoo bëgg a falu que falu bi nag man de li ma gëm ci jigéen ñi ku ñu gëm ko li nga xam ne mooy politique de développement que ñu jiital ko ndax jigéen ñi ñii di ñaw ñii nekk ci transformation ñi nekk ci liggéey bi nga xam mooy liggéey jigéen ñëpp nag boo koy lim dafay bari jigéen bu ñu formé ëllëg mu formé keneen mu am indépendance financière boo ko waxee koo ko wax na ko kaay nga jàppale ko ñu fal li nga xam ne mooy MFO ñun ko dinañu fal te nag conseiller boobu ñun suñu bopp dañu war a dem toog ci mairie yi ak commune bu nekk lu mu tuuti war nañ fa am ñetti conseillers yu jigéen ak góor ñi ñoo fekk ñu ci ginnaaw ndax parité bi taxaw bon ñun dañu war a am fula am fayda te def benn nag sensibilisation bu am solo ndax sensibilisation bu ko du dara te lu dul jigéen bu ñu jël jàngal ko métier mu jàngal keneen ñu jàppale ko ba mu am financement am yaakaar naa ne boo ko ne kaay nga ñu ànd ñu dem ci MFO ci liste MFO mu ànd ak yow ci liste MFO ko bon jigéen ñi te nanu jot liggéey bi te liggéey bi ñun ñoo ko yor di wax yéen artisan yi góor ñi que suñu doom yi dañu bëgg ñoo xam ne ñoo fi yàgg di falaati ko ñu ñuy jël di teg ay kaar te di leen jox ay junne ki ñaari junne dañu wax ni lii ñun ñooy fal suñu bopp ci conseil municipal bi ñu dem élection yi ñu jëm ñun ñoo fay toog te buñ fa toogee ñun ñoo fa war a nekkal suñu bopp kenn duñu fa nekkal man tey fa ma dëkk sa asalem patente ba nuy fay te benn machine ñaari junni la ñuy fay te kenn nekkul sa mairie ba parce que di fa toogal artisanat bon ñun ñii dañu war a dem toog sa mairie ba dafa nekkal artisanat ñun artisan yi góor ak jigéen la am te nanu gëm suñu bopp nanu gëm suñu bopp ndax ñun ñoo ëpp ci réew mi kër goo dugg am na ñetti artisan ba ñeenti artisan ko bon ñun suñu bëggee dara war nañ ko mun a am ko président xaaliwaat bii que su ngeen si jàppee mu nekk waa maire Louga dëgg la nag li fi nekk si artisan li mu formé si artisan li mu jàppale si artisan wallaahi buñ ko jàppee ak suñu ko njaboot incha allah rabi mun na fay nekk maire Ameth mii mun na fi nekk maire jigéen ñi ñoom
ñoom agam kundu sama xarit ñoom Fatou Kébé wallaahi mun nañ fi nekk ay adjoint ay maire ak nanu góorgóorlu ndax nag tàcc bi neex na ñun politique de développement nañu xamuñu dara loo foo di ndax ñun développement nañ doon def lii moo ñu dugalaat ci politique mu nekk MFO ndax MFO dafa nekk mouvement boo xam ne dafa mun noo jàppale ci instance de décision yi ñu nekk fa te tant que nekkuñu ci instance de décision yi li ñu bëgg a am duñu ko am te loolu ñun ñoo ko mun a defal suñu bopp bon ñun que dañu war a góorgóorlu ku ci nekk ñu def sensibilisation boo xam ne que bouche à oreille sensibilisation boo xam ne ba képp koo xam ne xamul woon MFO ñu fexe moo xam ne MFO moo am ay formation yu am solo yoo xam ne que jigéen ñi duñ koy fi def que mu nekk que céramique ak potier que président baa ngi fii toog di Abou Sam loo xam ni mooy defar andi yi mooy defar li nga xam ni lépp lu bokk ci potier ñi war a góorgóorlu ñu war a maa la koy ñaan que président xaaliwaan ñu jéem koo woo mu ñëw mu defale mu formé leen ko say femmes ndax waa Njaañ ne yëpp boo demee di leen fekk ñu liggéey boobu que bon war nañu ak gën a góorgóorlu que formation yi que bu ñu yem rek ci transformation que bu ñu yem rek ci céréale bi mais nan si boole ay formation yoo xam ne fu ñu ko waree bu ëllëgee dinañ ko jënd bon ñi ngi gërëm ñëpp ñi ngi sant ñëpp ñi ngi ñaanal ñëpp jàmm di wax na que vraiment kontaan nañu lool na xaw ma lu ñuy fekk Ndar de wante lii ñu fekk Louga te dara bettu ñu vraiment ñi ngi am mbégte di gërëm waa Kébémer di gërëm waa Njaañ di gërëm waa Louga. man maa ngi tudd Mamadou Dieye nekk initiateur mouvement force ouvrière bii nga xam ne comme ni ko président Andi waxee maa ngi ko xalaat depuis 2015 2016 ma ci doon gëstu ndax dama jàpp ni ñun artisans yi depuis 1960 ba léegi ku fi falu ñoo la fal te buñ la falee ba pare da ngay wéer li tax ñu fal la muy essai bi nga utiliser pour ñu fal la nga wéer ko nga nekk say activité yu nekk suñu activité man gis na que réew mi ni muy doxee war na mën a am changement ndax man maa ngi dëkk Ziguinchor de Casamance idée bi Casamance la idée bi ñëw ci man en 2015 ma partagé son excellence président Issa Dieye ñu nekkoon président chambre de métier bu Fatick ñu waxtaan ci lu bëri mais dimension régionale la woon nekkuloon dimension nationale à un moment mu ne ma danañ ci xalaat def ko dimension nationale bi yàlla du dara tawul en fin 2020 ma waxtaan si encore ak moom mu ne ma nañ ko def mouvement national yàlla dimbali ñu def ko mouvement national bu ñu ko defee nag mouvement wu artisan yi la waaye nag li tax ma bëgg ne ma ne mouvement artisan yi la parce que dama ne fii Louga rencontre bi dafa ala daw me ndax mu ala daw me da nga fi fekk jigéen da nga fi fekk ndaw da nga fi fekk ay mag kon nag suñu ñëwee fekk fii président xaaliwaat na am tuuti lu may wax ci moom parce que man premier jour bi ma président Issa Dieye bi ma ne jox naa leen ay contact pour Louga xaaliwaat moo ma ko jox ñoom ñëpp bu ma leen ooy ba tey parce que man maay administrateur général panel bi nekk Sénégal yëpp lu ciy dox xam naa ko su ma doon noté damay jox 19% pour ne pas dire 20% naa ko jox Louga parce que Louga à chaque fois foofu ci am problème ñu ci gën a bëri fii danaa leen oo ci suuf ñuy waxtaan loolu xam nañ ko mais ma gis engagement bu nekk ci ñoom bi nga xam ne benn kaddu la kon nag dama ne mouvement force ouvrière su ñëwee Louga war nañu bokk si ñi nga xam ne ñooñu njëkk am maire ak ñooñu njëkk am ay député parce que nag mouvement bi dafa nekk mouvement boo xam ne c'est un mouvement politique et indépendant maanaam dañoo ne ñun benn politicien dootu ñu tënk dañuy fal suñuy ay artisans ñu nekk ci instance de décision yi ñu mën a xàcc doo du dóorandoo parce que nag kenn ëmpalewul ñu fi nekk ñëpp benn maire mosul oo ay artisans ne leen toog leen bu may dem bitim réew dama leen di yóbbu projet baa ngi nii projet baa ngi ne projet maanaam lu dul dañuy dëgg rek ñuy utiliser comme ay escalier kon nag bu ñu yàlla dimbalee ba ñu am mouvement bii dama ne bu mu yem rek ñu koy wax nañ ko jëfe ndaxte politiciens dañoo yàgg ndax kon te nag suñ ñëwee li gën a am solo moo di ne nañoo fexe ñu jublu ci ay élection mouvement bi nag suñ ko sampee ba ñu accepté dafay nekk mouvement politique war nañoo xam ne politique nag ay carte ñoo lay fal donc suñu ne dañuy accepté projet bi accepté le mouvement te instant suñu toll ñu ngi inscription defe naa noonu la ñu ngi inscription te accepté wu ñu dem inscrire parce que fu mu nekk ci argent képp kuy jàng 18 ans war na nekk ku nekk ci métier bi am nga âge de 18 ans mais li suñu problème ñun du ñu dem fàllu du ñu dem élection kon may ñaan yàlla incha allahu rabbi su élection jotee nañoo fexe ñu dem voter nañu fexe ñu inscrire nañu fexe ñu fal ay artisans parce que ñun lu ñu soxal mooy secteur bi moo ñu soxal parce que lu leen wóor moom mooy lii nii ku ko defoon beneen politicien xaalis ngay gën a jox leen ñu transporté ñu ñëw toog fekk si lu mel ni kon suñu yàlla dimbalee tey ba mouvement bi tey fu mu oote mu ñu ñëw uyu si ko kon ñaan naa rek
élection fu mu jotee nañu fexe ñu fal suñu artisan ma ci yokk ne président Issa Dieye nii man sama xarit la parce que ba dëgg yàlla mouvement moo ko xalaatee sama xel dem na suñu bëri mais dama ne na fekkee rek mu nekk artisan mu jiite ko kon suñu ñëwee fii tey xaali waa def témoignage si président Issa Dieye ñun day gën a dalal suñu xel parce que suñu demoon teel fekk fa benn président de chambre de métier mu ne kii doyu ñu ndax léegi lii dana teeloo suñu xel mais suñu ñëwee fii nga xam ne si bokk na si première région yi nga xam ne délégation bu toll nii ñu ngi fii doog ñëw ndax danañ Kaffrine waaye délégation bu toll nii ñu ngi koy doog a andi fii Louga te incha allah wala bi comme ni ko gars yi waxee bu ñu demee Saint-Louis defe naa jox nañ ne que li ñu am fii duñ ko am Saint-Louis mais ñuy ñaan rek dañoo fexe ñun ñëpp ñu takk suñu xol yi ñu xam ne que lii politique la te ku wax politique addition la te boo additionné da ngay additionné ay camp te kon incha allah rabbi maa ngi ñaan vraiment daal bu élection jotee nañu fexe ñu voté liste mouvement force ouvrière maa ngi leen di gërëm di leen sant. maa ngi leen di nuyu ku si nekk turam ak santam di leen remercier si teewaay bi di wax rek bu ngeen gisee seen délégation bi ku si ne amul kenn kuñ fi jox paas ñii ñooy paasal seen bopp pour ñëw te bu doon yenn mouvement yi dañ leen di jox paas pour ñu ñëw lii nag bu ngeen gisee mouvement bi nit ñi ñoo ko bëggal seen bopp parce que ku ko dégg moom mooy woote ne dugal leen ma si may remercier nag d'abord ba pare ñi nga xam ne ñoom laa ko àndal si organisation bi ak liñ siy daj muy ñi nga xam ne mooy association yi nga xam ne mooy corps de métier yi yàlla def ñuy association artisanale bépp association boo xam ne mi ngi si région de Louga xaaroo ñu woo la da ngaa ñëwal sa bopp ne damay bokk te amul 1 franc boo xam ne ni dañ la ko jox pour nga wax kon dañuy remercier bépp association bu nekk ci région de Louga rek ñu ngi lay tàllal loxo wax ni affaire bi mi ngi nii. gannaaw loolu may wax ñun bu ñu amee fit ba taxaw ci présidium di wax dañ koy remercier mais président Khalil War di leen remercier rek di wax mouvement force ouvrière bi man moomu dugal ci politique parce que yàgg naa Louga amu fi ku ma wóowul pour ma politique mais man gëw ma woon ne damay politique parce que wax dëgg yàlla du sama ambition parce que président mii dama ko ne président bis boo taxawee rek sa bopp man mën naa politique bis boo taxawee ne da ngay jël engagement ne da ngay politique man mën naa dugg si politique bu dul loolu du ma politique te yàlla xam na ni moom xam na ni amul autorité bu ma woowul pour ma politique parce que xam na jiite naa mbooloo mais mbooloo bi tamit wax dëgg yàlla ma leen di remercier si déggal gi ñu ma déggal loolu spécialement dama koy beral sama association tailleur yi kooku ñu ngi ne si gannaaw ñu ngi jigéen ñi ñoom ñoo ko ne engagement bu ma jël yàlla dimbale na ma ba ñoom ñoo ma koy gën a bëgg kon lépp lu may def rek dama si ànd ak ñoom yàlla def tamit fédération des artisans de la région de Louga ñu koy taxawal maak président mii ñooy ànd ñooy dem commune au commune un département au département pour installer kii bi loolu def amee tamit ñoom ñëpp bi mouvement bi sosoo ñoom ñoo jël seen engagement amul kenn koo xam ne nii man danaa la woo parfois ñoo may woo di ma laaj mouvement bi ñun dañoo bëgg a bokk fu ñu ñuy def par association lañ koy wax kon mouvement bi man gëm naa ni day dem si kanam mouvement bi président Issa bu ragal dara fii Louga am nga fi lu bëri parce que xaali nii li ma ko wax mooy nit ku fiy falu ëpp la mbokk nit ku fiy falu ëpp la li muy def si social parce que Madior Thiam wax na ko léegi li muy def si social la wax artisan yi nag moom lépp lu fu niveau artisanat àgg au niveau national grâce à moom parce que moom mooy référence kon ñu ngi koy wax président bu ragal dara man li ma la waxoon rek sa bureau boo joxoon ñaar rek ma dagg sincèrement man li ma la waxoon président man du ma wax ñaari wax lu ma gëmul tamit du ma ko gëm du ma ko wax parce que ñi ma woowoon si seen bureau liñ ma wax damaa bëgg ñu ànd politique man leen man politique te nii laa leen ko waxee ay vidéo am fii yoo xam ne nii ça parce que man damay gëm dara bokk su ma bokk gëmul dara du ma ko wax man MFO bii moo ma dugal si politique te dama koy liggéeyal jërëjëf di wax rek en tout cas MFO moom joxul kenn xaalis pour mu ñëw nit ñi ñoo fayal seen bopp transport ñoo ñëw seen bopp liñ si def yëpp muy si añ beeg si reer bi yëpp amul xaalisu keneen ku si dugg xaalisu MFO la mooy nit ñi jënd carte ñu def ko si kon maa ngi yemale foofu carte di wax rek Louga incha allah dañuy merci Amath merci Amath mbokki Louga mbokki artisan yu Louga ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp kenn ku ci nekk ci turam ak santam
seen mobilisation bu exceptionnelle bi daf ñu gën a yokku fit département yi nga xamante ni ñoo nekk ci région bu Louga yëpp gis nañ seen taxawaay yi damay daal di jël sama nuyoo rek teg ko ci monsieur le président dynamique muy Khaly Mbengue War lu tax ma ni le président dynamique déglu leen ko waay moom lu dul le développement du secteur de l'artisanat ñoru ko il est le premier ku ma wax ne depuis ma nekk ci secteur de l'artisanat léegi ba mu ma waxee at yi mu fi def soo ko génnee samay at la cay des lu néew lay doon mais yow mii président Issa Dieye li nga fi def kenn mësu ko fee def te loolu mu nekk lu mu gëm Khaly Mbengue War gën naa koo jàpp am na ko wax léegi mooy injustice bi nga xamante ni bëggoon nañ ko teg artisan yu région bu Louga ci salon international de l'artisanat de Dakar mu ñëw ñu jox ko benn invitation te man maa ko waxoon ne ko Khaly bul bàyyi artisan Louga na ma ko waxee woon mu jëfee ko noonu andi ay kaar yu bari bu ko neexoon mënoon na jël particulier dugg ci mais daana ci artisan yi di yéeg fa laay yéeg ànd ak ñoom ci kaar ya ba mu ñëwee ba foofu ñu ne ko Khaly yow yaay dugg mu ne su ma naree dugg man kese ma weññeekuwaat ñibbi ànd ak samay artisan billaay ak am jom te guddi ga ma dégganteeg moom téléphone ne ko li nga def ànd naa ci te validé naa ko ma ne ko xëy na li tax man defuma li nga def président de la république moo toogoon te amaana man maa yoroon carte artisan yi su ma geddoon mën naa am artisan yi ñàkk ndax xëy na kàddu ya ma waroon yëkkati pour président de la république dégg ko amaana su ma defoon noonu président de la république du ko dégg ma ne ko li nga def loolooy fula te su beneen yoonatee soo ko defaatee dama leen applaudir di leen wax ne nag injustice yooyu nga xamante ni artisan yi dañ ko daan dund moomu lañ jóg nag pour saafaral ko nuñ koy saafaraale mooy lu mel nii ginnaaw bi ko Mamadou Dieye initié ñu waxtaan ceeg artisan Sénégal yëpp dégg ngeen ko léegi ay kilifa kese lañu àndal parmi la délégation am na ñaari maire ñi nga xamante ne ñi ngi fii am nañ ay président organisation professionnelle à caractère national yi nga xamante ne ñi ngi ci délégation bi ñooñu ñëpp nag dañu taxaw temm fexe injustice yooyu doon am à travers le secteur de l'artisanat ñu seet naka la ñuy def ba saafaral ko nuñ koy saafaraalee nag mooy fexe ñun artisan Sénégal yi ñu am considération politique te mérité nañ pour am considération politique lu tax ma ne mérité nañ pour am considération politique boo jëlee la moitié ci nekk ñi sénégalais yi fi nekk yëpp xaajit ba ay artisan lañ kon tey jii mun nañ ne considération politique war nañ ko mën a am looloo tax mouvement force ouvrière juddu ma leen di xamal ne mouvement force ouvrière kenn moomu ko dul yéen artisans yi à travers le Sénégal képp kuy artisan fii ci Sénégal jàppal ne mouvement force ouvrière yow lay liggéeyal ndax am nañ lu ñu nemmeeku woon ñu gis ne artisan yi fépp fu ñuy jëlee dogal artisan yi daanuñ fa teew moo am lu ñu gëm nag ne su fekkee dañuy jël ndogal pour yow te fa ñuy jëlee ndogal ba teewoo ko amaana ndogal boobu daf lay contre te barab yooyu ñuy jëlee ndogal yépp lan moo fay yóbbu jaam yi du lenn lu dul politique te ku ne politique ne mbooloo te yaakaar naa sooy wër mbooloo ba yegsi ci artisan yi di nga taxaw artisan Sénégal yi maa ngi leen di woo ne l'ensemble des 57 communes à travers le Sénégal dañu bëgg artisan yi di fa représenter waxuma nag ñu yem ci conseil rek de mais mairie buñ ci mun a jël dañ koy poxati yor ko
su fekkente ni mënuñu jël mairie bi su ngeen boolee joxante loxo jël mairie sax mën naa ne mën na yomb à condition que ngeen booloo rek mais xam naa ne am na lu ko wax léegi muy monsieur le maire Ibra Gueye juróomi conseiller wala juróom benn conseiller ndaw na pour ñun su ngeen liggéeyee joxante loxo xam ne projet bi pour yéen la pour ñu réussir projet boobu noonu mënuñ ci am jafe-jafe kon li ñu bëgg mooy 557 communes yi am Sénégal yëpp artisans yi am ku leen fa nekkal te ka leen fay nekkal nag waxul mu nekk responsable politique ñu tànn la en tant que responsable politique mais dañu bëgg ka fay dem artisans yi ñoo koy tànn ne yow da ngay dem pour représenter les artisans auprès des instances de décision ñu def ko ci 46 départements yi am Sénégal yëpp fu ci nekk fu ñu mënee jël conseil départemental ba ñu jël ko ñun artisans yi ñu yor ko suñ ko mënul jël i tamit la moitié des conseils départementaux nekk ay artisans bu ma jógee ci conseil départemental yi au conseil des collectivités territoriales artisans yi am fa représentant assemblée nationale artisans yi am fa représentant cabinet président de la république artisans yi am fa représentant loolu mooy jafe-jafe artisans yi te mouvement bi dafa ñëw pour saafara loolu te yomb na nag te am naa yaakaar na loolu dinañ ko réussir ndax suñu gisee mobilisation bu rafet bii Ahmed Thiam seede na ko léegi kenn ku ci nekk bi ngay ñëw yaa daggal sa bopp paas yaa jëndal sa bopp t-shirt yaa fayal sa bopp añ ah loolu day yaakaar naa jafe na ci mobilisation yi ñu gis léegi ah soo amul tissu amuloo njëgi tissu boo joxe mënuloo fay kaar bu nit ñi yëg yaakaar naa ne soo wootee doo gis kenn kon tey seen mobilisation bi mun naa ne dañu am lu jafe am nañ mobilisation de quantité mais également am nañ mobilisation de qualité donc foofu laa leen di woo ñu gën a góorgóorlu xam ne ce projet est le vôtre yéen ñëpp ngeen jàppante bokku ndey bokku baay xam ne dañuy défendre intérêt artisan yi li ma leen di ñaan nag ici dans la commune de Louga ak région bi yëpp projet bii nii yéen a koy doxal fii yéen ay seet naka ngeen war a mun a def ba représenté wu ci commune bi wala ba représenté wu ci département bi mais fi ma leen di woo di ci woo artisan Sénégal yëpp li daan am nañu fexe mu jeex c'est-à-dire kenn ku ci nekk am nga responsable politique bu la neexoon kenn ku ci nekk am nga parti politique boo bokkoon waaye jamono jii may wax ak yéen ñi ngeen yaakaar pour ñu defal leen muy artisanat ñi ngeen yaakaar pour seen bërëbi liggéeykaay yi dox ñooñu ñoo xewle kon yaakaar naa képp kuy artisan daan politique am nga excuse te excuse mooy artisanat moo xewle da nga daan politique di ko yóbbu feneen léeg-léeg mën naa am nga am ci récompense wala léeg-léeg mën nga caa ñàkk am récompense mais tey soo ñëwee ci kuréel gii ñu nekk li ñuy taxaw mooy fexe le secteur de l'artisanat développer le secteur de l'artisanat avancer et c'est possible avec le mouvement Force Ouvrière donc vraiment kàddu yooyu laa ne woon dinaa ko yëkkati fii ci région bu Louga di leen gërëm bu baax a baax di leen sant déglu nañ aussi seen proposition de bureau bi nga xamante ni yéen a ko wax mu am consensus on va travailler avec vous incha allah maa ngi leen di sant di leen gërëm yéen ñëpp jërë ngeen jëf